altine fukki fan ak ñett ci rakat yi gàmmaatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi marax gi di ci gën a fës jëwriñ yi nga xam ne mooy wàllum njaay meeg njënd mi nag taal lakk na lu toll ci ñett téeméer ak fukk ak ñeenti junni tonnes yoo xam te ne bi ay jëfandikukaay lañ yoo xam ne dañ ko bëggoon dugal ci njaay meeg njënd mi bu ñu xaymaa koppar yi nag toll nañ ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróomi milliards ci kàddu yi ki nga xam ne moo di jëwriñ ja Aminata Assome Diatta delloo soññi ñi nga xam te ni bii ñooy dugal yu ni mel ci réewum Sénégal di importateurs yi ñu daal di bàyyi xel ci loolee tey xool produit yu baaxul yi ñu bañ koo dugal ci biir réewum Sénégal. dinañu wax tamit ci reportage bu ngoon gi nga xam ne moo jëm ci yooyee nga xam ne moom la ñuy gis ci woto yi ñuy fay lakk yi ñu tudde ko inspecteur dafa mel ni nag bëri na ay woto yoo xamante ni bii ginnaaw bu ñu amee jiyee ba noppi dañuy seetu ne amuñu woon loolee nga xamante ni bii bu jiyee amee ñoo ko war a mën a fay li nga xam ne moo di lakk gi ab reportage bu Aïssatou Diack dinañu ànd ak moom ci biir xibaar yi. dinañu wutali biti réew ci biir xibaar yi dem ci élection palum jiitu réew foofee sa Centrafrique ak li nga xam ne moo jëm ci wàllum député yi buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ni bii moo di rapporteur général bu ANA di autorité nationale des élections foofee nag li nga xam ne moo jëm ci résultat provisoire yi dinañ ko xaarandi fii ak ñeenti fan ci weeru janvier bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal waaye nag bu ñuy xayma ci juróomi junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñetti bureau yi nga xam ne am nañu fa lu toll ci juróom-ñetti téeméeri bureau néegu ubbi wuñu ci yooyu élection bu dénk ko suñu ndaw lañ fa yebal Amagoro Ba Niang dinañu ànd ak moom ci biir xibaar yi wala bon bu xibaar yi di jeex yoolee dinañ ci toftal nag li nga xam ne moo jëm ci xibaar yi tàggat yaram ci àddina ji ñu ci ànd ak Pape Malick Diaw lii mooy li gën a fës ci jotaay bi la xibaar nes kis ñu yaatal. ji mu faatoo ba léegi ñëpp a ngi di ko jàll umma islamique bi Seyda Mariama Niass denc nañu ko nag ginnaaw bi nga xamante ni bi yëgle woon nañ ko tey jii ginnaaw tàkkusaan foofe sa Medina Baye waaye nag dañuy delluwaat ci daara ji nga xam ne sos na ko fii si Ndakaaru bi nga xamante ni bi moom la duppee El Hadji Ibrahima Niass di waajuram nag delluwaat foofe ñi nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji sa ngëm la ñu def ñàkk nañu waajur ñàkk sëriñu daara waaye ñàkk nañu koo xamante ni bi it dañ doon uuf si wàllum xam-xam ak si wàllum yar waaye nag li nga xam ne moo di ndonoom ñu ne dinañ ko sàmm bu baax a baax buñ sukkandikoo si ñi nga xam te ne bi ñoo fa nekk ñu ànd ak Adama Sarr ak Seydina Mbaye ñi nga xamoon dem nañ fekk wi leen. daara ji wéet na école bi wéet na ñun wéet nañ yaa booy wéetal lañ. ñu ngi fii ci complexe scolaire El Hadji Ibrahima Niass bi nekk ci autoroute bi fii nag génnuk àdduna Seyda Mariama Niass daal dina fi jur njàqare ak tiis. yaa booy demam daf ñu bett. parce que ñun dañ doon fête anniversaire am ñun ñëpp ñuy def ay statut di ko ñaanal yaa bu yàlla na fi yàgg te wér ndekete yow boobu bi moo doon dernier anniversaire am fu mu nekk di ñun ñëpp dañu réer daara ji di wéet na école bi wéet na. njaqareeg tiis googule itam moom la ñu mun a rek yëg ci ki nga xamee ne moo di Kora Samb moom itam nekk ab jàngalekat file moom sax mu gis ne ki nga xamee ne moo di seen yaay moom la ñu ñàkk. nekkoon na ku bëgg école bi ku bëgg xale yi aussi ku bëgg surtout jàng alxuraan bi heure bu ñëwee da daan wax xale yi taril leen ma alxuraan wax dëgg yàlla àddinaam yëpp alxuraan la. complexe scolaire Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass daal dina tàggat ay ndaw yu bari fii ci Sénégal ak ca bitim réew bu ñu sukkandiku ci bile jàngalekat. fii ngeen xam ne moom ngeen nekk di complexe bi mu taxawal ko ngir mu lëkkale. li nga xam ne mooy enseignement arabe ak éducation islamique lëkkale ko également le programme de l'éducation nationale du français. Parmi les plus hauts fonctionnaires de ce pays et même hors du pays à l'étranger ñi ngi def liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla suñu nation ñu ngi koy gis mais également le monde entier mi ngi koy gis. mu nekkoon doomu Maulana Cheikh Ibrahima Niass Seyda Mariama Niass mu ngi génn àddina nag ci samedi bi ci bi muy am juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett.
yaa booy ñu ngi koy jébbal suñu borom foofee sa Medina Baye Ndeye Marème Gueye mu ngi ñuy toppandel li nga xam ne moo fay tukkee si xibaar dinañu ànd ak yéen si yeneen jotaay du ñàkk ñu dellusiwaat ak li nga xam te ne bii moo fay tukkee ñu wax si leneen di jëriñ ñi nga xam ne moo yor wàllum njaay meeg njënd mi ak makkaanam yëpp nag dañoo takk taxaw ngir xeex ak li nga xam te ne bii moo di ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ko war a jëfandikoo te baaxul si wér-gu-yaram doomi aadama toll na si ñett téeméer ak fukk ak ñeenti junni tonnes yoo xamante ne bii yooyu yëpp ay produits la yoo xam ne dañ ko bëggoon a dugal si njaay meeg njënd mi waaye nag loolee dañ ko mujjee lakk ndaxte nekkul loo xam ne lu baax la koppar yi nag buñ ko xayma toll na si juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróomi milliards ki nga xam ne moo di jëwriñ ji nag mu ngi soññi ñi nga xamante ne bii ñoo di jaaykat yi waaye tamit ñiy defar mbir yu ni mel ba si ñi nga xamante ne bii ñoo ko indi si réewum Sénégal ñu bàyyi xel bu baax a baax si lu ni mel du ko defee ñu mën a sàmm ñi nga xam ne ñoo di wér-gu-yaramu askan wi Aminata Assome Diatta ñu teewlu ay kàddoom si micro Babacar Seck. li ñu def nii pour aar askan bi la évidemment xam ngeen ne ministère du commerce moom moo yor lépp loo xamante ne moom moo jëm ci protection consommateur donc dafa am dispositif boo xamante ne moom moo fi nekk moom mooy tax ministère bi mën a di contrôler qualité produit alimentaire loi 66/48 moom moo koy permettre. di fàttali ni bépp produit alimentaire balaa muy dugg Sénégal bu dee dañ ko nar a importer dañ koy déclarer ba noppi ñu jël 4 échantillons yóbbu ko ci ministère bi bu ñu jotee ak 4 échantillons yooyu ñu daal di ko analyser bu fekkente ne produit bi baax na ci lay soog a mën a am autorisation bi ñu mën ko dédouaner mu mën a dugg ci dëkk bi maintenant même bu fekkente ne da ngay fabriquer produit fii ci Sénégal même dispositif bi am na ndax balaa dañuy ñëw xool place bi nga koy liggéeyee prélever échantillon yi xool ndax méngoo na ak li nga xamante ne moom la yoon wax bu fekkente ne méngoo na ñu daal di la jox autorisation franc nga mën a jaay sa produit. donc mu nekk loo xamante ne xaalis bu takku la waaye li ci ëpp rek mooy di sensibiliser waat ñi nga xamante ne ñoom ñooy indi produit yi ne leen nañu fexe rek. lépp luñ ciy def mu mun a méngoo ak législation ndax tamit métti na nga importer produit ba pare coono bi nga ci def ci sa xaalis ba pare nga ñàkk ko ba pare ay sanctions fekk la ci donc buñ ko gënee respecté rek day nekk li gën pour ñëpp daal. ñu wax si leneen di lu dem si wàllu wér-gu-yaram ak tolluwaay mbasum coronavirus si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko ci junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti test yoo xam ne def nañu ko téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñoo si am yees mbasum coronavirus ñeent fukk ak juróom ñoo xam ne xam nañ ñi leen ko wàll amul ko jële bi ci réew ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo xam ne xamuñu fan la ñu jële jàngoro ji kon li nga xam ne mooy di ay jarak bis ni ko tey toll nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom ñi si wér fanweer ak juróom ñoo xam ne lottal na leen ak ñaar ñu mu faat ni ki démb kon toll si junni ak ñett téeméer ak juróom-benn ñoo ñi nga xam ne ñooy faju si mbasum coronavirus. ñu wax si leneen waa UCG di ñi nga xam ne ñoo taxawu lii di mbalit mi si Ndakaaru ak li ko war si réewum Sénégal gi yëpp sax dañoo ubbi nag ab lël boo xam ne moom la ñuy jagleel waa askan yi foofee sa Mbëbës di ab forum communautaire li ko waral nag moo di naka la ñu mën a xalaatee ba wàññi wala bon dem si mbalit mu jógee foofee si Mbëbës waxtaan woowee nag dinañ ko sumb ngir daal di mën a woyofal nag jafe-jafe yi nga xam ne askan wa dëkkee si war gënu Mbëbës ñu ngi koy am ñu dem ba foofee fekk fa Mamadou Lamine Fati. tuurukaayu mbalit bu ees bi nga xam ne dina méngoo ak li ñu tëral ci wàllum alam bile rawatina ci wàllum wér-gu-yaram ak dëkkuwaayu nit yi lee loolu la unité de coordination et de gestion des déchets solides ci waxtaan bi nga xam ne mu ngi ko def diggante moom ak askan wi dëkkee ci Mbëbës. jekk-jekkalaat boobu dina tax ñu gën a am wér-gu-yaram dina tax tamit kii askan bi li nga xam ne mooy seen dëkkuwaay gën a naat seen dëkkuwaay gën a mucc ayib seen dëkkuwaay tamit dina tax mu gën a nekk li nga xam ne dina gën a neex dëkkee parce que saxaar si sonal na leen ak yeneen mais buñ ko defaree ba mu gën a yànji ñoom maanaam dëkkin bu ñu nar dëkkin Mbëbës dina gën a rafet. fexe ba nekkinu askan gile ak alam bi wër tuurukaayu mbalitu Mbëbës bile ñu def ko ba mu ñoñ te ci loolu ñu boole ci képp koo xam ne mbir mi soxal na la. population bi dañoo doon ñaxtu bëggoon Mbëbës jóge fi ñu dajale woon leen daal leen déglu léegi ñu waxoon ñu nag ne ñu bëggoon nañ ci xale yi ak ñi nga xam ne wéruñu ak jigéen ñi nekk ci biir décharge bi nañ leen fa génne ndax ñooñu seen place nekkul ci biir décharge bi beneen bi ñu ne structure sanitaire yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi bëggoon nañ ñu jàppale leen
et tamit bu ñu amee initiative communautaire yu ñuy def tamit ñu jàppale waat leen ci. ñeenteel pàcc bi mooy li nga xam ne mooy saxaar si nga xam ne moo jóg fii ci décharge ak insécurité bi bëggoon na ñu jàppale leen ci donc forum bi moo ngi entré ci benn ci pàccu mesure d'urgence yooyu bi nga xam ne mooy appui aux initiatives. naam sax liggéey yi nga xam ne ñu ngi koy def ci tuurukaayu mbalitu mbëbës bile yéex na waaye askan wi dëkkee ci watu mbëbës moom ànd na bu baax a baax ci lu nu mel ak nguur gi le am na benn projet bu ñu naan Promogep bi nga xamante ni dañuy ñëw defaraat décharge mbëbës vraiment mu doon norme yu baax a baax loolu mu doon li nga xamante ne vraiment dañ koy saluer ndaxte sama xarit yi dañ naan mbëbës dañu nekk ak moom 50 ans de plus kott ko tey du amee opportunité tey dañoo war a xool nan la ñu mën a saisir opportunité yooyu pour que mën ñoo jariñ. benn waxtaan bu ñu def ak askan gi le jëmee ci tuurukaayu mbalit bu nekk ci mbëbës loolu yëpp ngir waxtaan ak askan wi jéem a xool luñ fi mën a def ñoom ñëpp ñu mun see ànd ku nekk xam fan ngay taxawee loolu di bëgg-bëgg ñi nga xam ne ñoo bëgg def rek projet bi le ngir gën a yeesal lii di tuurukaayu mbalit bu mbëbës. moom di lañu fàtte ñu wax ci wàllum njàng mekk njàngale mi waaye CS nag ñoom jamono ji takk nañu seeni brassard yu xonq talaata ji ñu dëkkmal dañuy def débrayage maanaam bu ñu jàngalee ba 9h ñu génn ñibbi àllarba moom nee nañ duñ sax jaar ci récolte ya alxames it ñu jàngalewaat ba 9h ñu génn ñibbi leen métti nag moo di dañuy sàkku ñi nga xamante ni bi ñoo di nguur gi ñu fay leen li nga xam ne moo jëm ci indemnité bag yi maanaam ndàmpaay yi ñu leen waroon a jox mbattar feggul nañ ci nag ne déedéet ñi nga xam ne ñoo di waa UNESCO ndaxte ñoom daa mel ni dañoo bëgg a dugal njàngaleem wuñ ñi sutura maanaam éducation sexuelle ci biir école yi te loolee ñoom ñu ne duñ ci ànd ak li nga xamante ni bii it moo ëlëm bopp jàngalekat yeeg ndongo yeeg ñi yëngu ci wàllum njàng mi yëpp di loolee ñu duppee flasca di wuññikante sutura ci ndongo yi moom mi nga xam ne moo di El Hadji Malick Youm moom la ñu toftal di ci secrétaire général bu SAEMS ñu teew lay kàddoom ci micro El Hadji Malick Cissé. syndicat SAEMS dafa ne tey li ko daggee suba 9h dañuy def débrayage ginnaaw suba àllarba duñu fas xànc ak morom ma liñ ci toftal nag mooy alxames ba tamit dañuy defaat débrayage loolu li ko waral mooy boo xoolee tey payoor gi nga xam ne dañ ko waroon a fay jàngalekat yépp yi demoon bac surtout bagu daaw ba ren furaas daal ni xëddeen état bi am na ci région yoo xam ne yi fayagu leen am ñu mu fay léegi nag ñun comme question boobu dañu wax sunu section régionale yi ne nañ ko gérer section régionale yu Dakar yi ñoom ñoo daje ñu ne nag léegi comme nguur gi fayul fii ci Dakar te am na lu nga xam ne ñoom liggéey nañ ko pare ba def ci seen xaalis nguur gi bañ leen fay kon ñoom dañuy toog banque seen ay loxo duñu liggéey di xaar nguur gi fay leen ni nga xam ne daf leen ko yore. wàllum introduction éducation sexuelle ci école yi te UNESCO am yéene bi alors position wu SAEMS lan la foofu. ñun de bi ñu demee ci séminaire bi nga xam ne ni moom la ministère woote Saly séminaire bi dafa ñëw ñu ne ñoom dans le cadre du parc mooy programme bi nga xam ne day saytu di yeesal programme yi ni nga xam ne moom la ñuy jàngal élèves yi dañ ci bëggoon dugal njàngale moo xam ne day jëm ci wàllu éducation sexuelle. ñun nag ñu jël suñu ay responsabilité foofu suñu plénipotentiaire yi ñu fa toogaloon wax ministère ne ànduñu ci tey ànduñu ci suba parce que loolu mooy indi ëllëg ay dérive ndax bu dee dafa am valeur yu nga xam ne nii war nañ ko jàngal suñu ay doom ñun jàpp nañ ne valeur yooyu mooy jom mooy fulla mooy fit mooy tamit valeuru kersa parce que loolu moo dëppoo ak suñu aada ak suñu cosaan. El Hadji Malick Youm moo nekkoon gan ak El Hadji Malick Cissé si kenn askan wi ñu wax si leen di marché HLM 5 foofe nag ak jàppande gu métti la ñu gonte diggante ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ak jaaykat yi di marchand ambulant li ko waral nag moo di dafa mel ni ñoom dañ leen a bëggoon a jëlee foofee di ndogal loo xam ne mu ngi jógee si mairie bi waaye nee nañu ñoom du ñu jógee foofee nag waral nag ñu takkoon seen digg ngir bañ look ñi nga xam ne ñoo di takk der ya foofee ñu dem xool yi li nga xamante ni bii moo fa tukkee woon ak Ndeye Nassi Diop Diouf mu ngi àndoon ak Souleymane Mbengue. man nga xam naa ne danoo sonn rek ndax ambulant yi danoo sonn trop. lii mooy jooyu xolu ñii di commerçant gu marché HLM yi doon jàmmarloog takk der yi bi ñu agsee ci marché bi seetlu bu njëkk mooy lu ëpp 20 commerçant ñoo toog jaaxle daal di feeñ ci seeni kanam. histoire bi dem dañoo waxoon dañuy raxas marché bi léegi après bi ñu ñëwee jox ñu ay tiset ñuy liggéey ak ñoom ba ay 2 heures yooyu. léegi nag ñu indi seen barrière ñun na xamuñu lu ñu doy barrière yi après bés ñu bëggalal ñu aaye ñu xeex bi noonu la fa demee. Badou moom nee na miin na genre situation yi nga xam ne à chaque fois mairie bi mooy nekk ci ginnaaw. xam naa ne ñun daal sonn nañ trop waaw te instant nii marché bi fu ñu nekk nii suñu yaakaar rek fii la nekk
comprendre nga chaque jour ñu ngi xëy ñu ngi liggéey ñu yóbbu suñu njaboot marché bi daa bëri ñoo xam ne dañuy yor ay njaboot yor jabar yor ay doom yor ay doon ay père de famille yàgg na moom yëkkati bi yàgg na trop waaw te ñoom seen yëkkati bi yëpp nag mun nañu yëkkati waaye bu événement jotee kenn duñu yëkkati dañuy dagg place yi dañu ko jaay ay 50 000 wala 100 000 wala 500 000. ndax man dama. Boy Niang jaaykatu tissu la fii ci marché bi fukki at ak juróom ci ren moom mi lay di ñu xamal ni dafa jaaxle ndax nguur gi daf leen di tere dem ci mbëkk mi te duñu leen bàyyi ñu liggéey. ñun lu ñu tax a jóg mooy liggéey teral sa yaay teral sa baay teral say rak teral say doom ñun loolu la ñu xam ñun kamun taawa ni liggéey la ñu xam teral sa yaay teral sa baay teral sa papa teral sa njaboot mais xeex taxuñoo jóge Bawol wala Saalum wala Siin ñëw fii yaa ngi dégg te réew boo gis liggéey moo koy doxal nit ñaa ngi dem ci gaal yi ñuy soow loolu mais boo nekkee sa réew mënoo faa liggéey nooy def est-ce que doo dem wuti leneen léegi bu ñu bëggee tere nit ñi dem gaal gi. jàmmarloo marchand ambulant ak takk der yi doonul lu bees fii ci marché bi waaye mën nañu jàpp rek ni ñii di commerçant yi ñoom nee nañu daañu continuer seen liggéey ak lum ci mënti doon. kon dañoo delluwaatoon ginnaaw jàppante yi nga xam ne amoon na foofu sa marché aslem ki nga xam ne moo di Ndeye Nacy Diop Diouf mi ngi àndoon ak Seydina Mbaye Moussa Fall mu àndoon ak Aïssatou Diak ñoom it dem xool ñi nga xam te ni bi ñoo di dawalkat yi ak ñiy yëngu si wàllum dem géeg dikk gi li ko waral moo di ginnaaw jëre yi si ay l'accident wala bon oto yi tàkk ba daal di jeex ndey dañuy seetlu ne lu si ëpp duñ am loolee ñuy fayee li nga xam ne moo di lakk ga dañu dubbee extincteur li ko waral nag di loo xamante ni bi njuumte la yu ñu war a joyanti si kàddu ñi nga xam ne seq nañu ak ñoom waxtaan ndaxte loolee mën naa dimbale ay bakkan yu bëri waaye tamit mën naa daal di sàmm seen moomeel looy nga xam ne moo di oto yi ñu seetaan. li nga xamante ne moo di extincteur di jàppale ngir ñu fay ab taal nekk loo xamante ne jamono ji oto yi lañ koy am bareetul sëñ bi nag di gis ne rek dawalkat yi dal xel. loolu moom képp ku koy def tamit da ngaa bàyyiwul sa xel ci sa bopp rek parce que extincteur moom war na ci bépp oto boo xamante ni moo ngi daw xam nga parce que li tax mooy des fois nga gis ay incendie yoo xamante ne ni li koy waral mooy ñàkk extincteur. extincteur moom oto buy daw engin sax daf ko war a am wala moto wala scooter. déedéet man kay bërki démb sax laa jënd benn bu bees boo xam ne bu 2 kilos la. leneen am loo xamante ne nit yi umpale neen ko muy boobule appareil di extincteur dafa am ab app boo xamante ne bu ko amee dafay daal di yàqu. waaw te nañ ci bàyyi xel tamit day jeex day am date boo xamante ne nii bu fa tolloo day jeex te bu jeexee mu ngi mel ni parfum bu délai bi jeex rek dootul jariñ dara quoi waaw naka gars yi di vérifier daal di ko xool xam nga di xool ndax mu ngi à jour xam nga lu ci am solo la. Oldi yore ab camion bu ngende moom mu ngi xamle ne rek du tàkkalikoo benn yoon ak ñaari extincteur ya nga xamante ne bu ci nekk mu ngi tolloog lu am 2 kilo ngir lu gën a wóor. waaw mais loolu du yoon ndax oto bu nekk war na ko mën a am ndax pour en cas mën nga daw ci télé bi gis benn oto boo xam ne dafa commencé tàkk boo ko yore mën nga ko dimbali waaw pour loolu la yor naa ñaar benn ngi nii ci suuf benn ngi fii ci biir waaw mooy am nga lu gars yi wax rek mieux prévenir que guérir fagaru moo gën faju daal xam nga te en même temps tamit xam nga policier mën nañ laa jàpp contrôler la nga yor ko après ñu bàyyi la. dal xel ak ñàkk ñaaw njort rek a tax ñenn ci chauffeur yi dañuy daal di àbb li nga xamante ne moo di extincteur ngir mën a jàll ca la nga xamante ne moo di visite technique. mais àbb bi du yoon sax bu la neexee da nga amoo droit abal ko da nga war a dama jël extincteur 2000 lay jar extincteur oto bu nekk waroo ko àbb yaa ngi da nga booy passe visite mu extincteur nekkul visite rek taxul ñëwul ko extincteur dafa war a nekk si gànnaay la si oto bi. ginnaaw ñu jot a waxtaanal ñoom gis ne ni oto bu nekk dafa war a am li nga xamante ne moo di extincteur ngir bu amee jafe-jafe wala tooxi doona mën cee génn na mu gën a gaawee te oto ba du lakk ba jeex.
xibaar yi bi ci réew dañuy wuti Centre Afrique foofee nag dañoo xëy woon niki démb li nga xam ne moo jëm si jongante palum njiitu réew ak lu jëm si député yi législatif ak présidentiel ginnaaw boobee nag nga xam ne woote nañu ba nii nag li jëm si li nga xam ne moo di résultat provisoire yi dinañ ko mën a amandi ñeenti fan si weeru janvier bi ñu dëkkmal duñ sukkandikoo si rapporteur général bu AN di ñi nga xam ne ñoo di autorité nationale bu yor wàllum élection ñoom nag xamle nañu ne am na ay localité maanaam bërëb yu bëri yoo xam ne si di dëkk ba mënuñu mujj ñu woote buñ sukkandikoo si Théophile Mokoma li mu gis moo di si juróomi junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti bureau yi nga xam ne am nañu ko foofee lu toll si juróom-ñetti téeméeri bureau ñoom mujj ñu ubbi waaye nag da doon def ab xayma jamono jooje nga xam ne doon def janook taskatu xibaar yi sa Bangui suñu ndaw la ñuy yabal foofee sa Bangui ngir mu toppal ñu mbir mi moo ko taataan Amago Robert Niang ñu teew lay kàddoom. Sur les 5408 bureaux de vote dont à peu près. ci 505 bureaux de vote yi nga xam ni 800 mujj ñu ubbi xamaguñu limu ñi voté ndax faaw ñu saytu procès-verbaux yi ngir mën ci àddu lépp lu ñu ci jëlee rek dinañu leen ko xamal ci saa si ci biir capital bi di Bangui nag fi lay gën a gaawee nga xam ni xam naa suba wala gën kaa yeex ginnaaw suba ñu fësal ko ñi fi teewal candidat yi ak parti politique yi dinañu leen boole ci liggéey bi nga xam ni fii ba le 4 janvier nga xam ni ci lu ñuy fësal résultat yu njëkk yi lu ci mën a am rek ñu teewee ko. Pour terminer le traitement et publier les résultats provisoires. ñuy des foofee sa Centrafrique waa MINUSCA ñoom tamit jamono ji ñu ngay bàyyi xel bu baax a baax doxinu élection ya foofee nag sa diwaan ba li ko waral it di ay kàddu yoo xam ne dinañ ko bàyyi si lépp loo xam ne moo jëm si sàmm ak yelleefu doomi aadama ak lépp loo xamante ni bi it moo jëm si doxinu élection bu daal di ñoŋ buñ sukkandikoo secrétaire général bu at bi ñu toftal si Nations Unies si boobule diwaan di Denis Brown moo xam ne lu ni mel ñu teew lay kàddoom ba léegi si micro Amago Robert Niang. MINUSCA ma ngay wëy di ànd ak 300 casques bleus yi nga xamante ni ñoom la ñu déployé te loolu dinañ dem ba ca càppaandaw ga ngir protéger ñi nga xamante ni mooy population centrafricaine bi ngir ñu am jàmm ju sax ak démocratie buy law ci loolu ñi ngay wëyal nag di protéger population ba ci lépp li nga xamante ni am nañ ko ci gàllankoor jëm ci institution yi ca ña leen jiite wala sax la jëm ci processus électoral bi ndaxte boobu les processus électoral jeexagut fi mu ne nii nag lépp luy bulletin de vote di procès verbal wala lii di dépouillement nga xamante ni ña ngi koy amal dinañ wëy di ko protéger. Il faut le protéger. MINUSCA ma ngay wëy di ànd ak 300 casques bleus yi nga xamante ni ñoom la ñu déployé te loolu dinañ dem ba ca càppaandaw ga ngir protéger ñi nga xamante ni mooy population centrafricaine bi ngir ñu am jàmm ju sax ak démocratie buy law ci loolu ñi ngay wëyal nag di protéger population ba ci lépp li nga xamante ni am nañ ko ci gàllankoor jëm ci institution yi ca ña leen jiite wala sax la jëm ci processus électoral bi ndaxte boobu les processus électoral jeexagut fi mu ne nii nag lépp luy bulletin de vote di procès verbal wala lii di dépouillement nga xamante ni ña ngi koy amal dinañ wëy di ko protéger. Il faut le protéger. MINUSCA ma ngay wëy di ànd ak 300 casques bleus yi nga xamante ni ñoom la ñu déployé. bàkk ba tëgg nañ ko xibaar yi tàggat yaram ñi si ànd ak Pape Malick Diaw Pape Malick maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay bu baax Cheikh Sall. dañ koy dooree ak ñi nga xam ne ñoo di waa ASC Lebougui gi ginnaaw bi ñu xam ne ni teere bañ doon tàggatoo dañ faa bëgg a def ab liggéey dafa mel ni nag askan dàngu gépp génn nañu naqarlu ko. ngoog loolu léegi gannaaw ba ñu waxee ne travaux yi dañ koy daal di tàmbale loolu lay waral ñu génn maire bu Fouta taxaw ci terrain yi daal di wax ni yooyu les travaux du fa daal di am ca terrain boobee ca terrain Lebougui loolu lay waral ndax li nga xam ne ñoo di dirigeant ASC Lebougui sax ñoom génn nañ daal di wax ni am nañu ay preuve yu leer nañ ci li nga xam ne ni moom moo di boobule terrain ñoom ñoo ko daal di moom population bi nag nee nañu pare nañ pour lépp gannaaw ba nga xamee ni mer nañu ba Fouta taxaw ni daal boobule travaux du daal di am ci boobule terrain ñu ànd ci Babacar Seck. Kanu Dangu ak ASC Lebougui ñu ngi ñaawlu seen terrain football bi nga xam ni da coopérative d'habitat te ñoom ñu mas ko moom. li tax ñu wane sunu naxar mooy sunu terrain bii nga xam ne sunu ay maam ñoo ko occupé depuis 1904 ñu nekkoon ay tool ñu dem ba jëmmi jamono def ko terrain de football bi ñu demee ba 96 ñun waa Lebougui ñu def demande de régularisation
bi ñu ko demandé nguur defal ñu si ay avis favorable en 2010 donc ñu toog di xaar suñu baay malheureusement bi ñu demee ba 2014 am coopérative bu ñuy wax coopérative des immigrés d'Afrique ñoom ñu def fi demande ñu attribué leen bail en 2015 mu nekk bail boo xam ne ay bailu tappale la ndax bail la boo xam ne jaarul ci yoon. waa Dangu ñu ngi xamle ni titre foncier 588R du mas a jóge seeni loxo te dineen fa wéyal seeni yëngu-yëngu. waaw terrain bi moom li leer te wóor mooy par respect moo tax ñuy waxal le chef de l'État par respect moo tax ñuy communiquer pour Sénégal yi du ñu dégg mais ñun waa Dangu leer nañu ne terrain bi kenn mënu ko jël suñu loxo xanaa nga fàttali ñun ñëpp benn baa nga jàpp Dangu nga tëj ci kaso door a mën a jël terrain bi mais terrain bi moom du ñu si négocier du ñu si dellu gannaaw lépp lu mu jar ñun waa Dangu pare nañ pour def ko pour jëlaat suñu terrain bi. kuréel gi lëkkale président ASC yi nekk Tëngéej ñu ngi ñaawlu terrain yi nga xam ne dañ ko jagleeloon ndaw ñi te ñu commencé ko roppat. dañuy taxawaalu rek dañuy héberger rek ñun ay sans domicile fixe lañ dañuy dem Diagne Samb ñoom bu ñu entraîné le soir ñu abal ñu seen terrain ñu entraîné le matin ñu dem HLM et cetera te bari na fi parce que terrain yi tey yi nga xam ne fi ci la xale yi waroon mën a di exprimer wu football fa wala ñu basket fa wala quoi que ce soit jël nañ lépp bëgg ko def ay kër c'est pas possible. C'est pas possible quand on dëkk kër dafa am jumaa dafa am église dafa am jardin dafa am terrain de jeu dafa am bu ñu bëggee jël lépp nag xam naa ne bu ñu jógee ci terrain yi xam naa jumaa yi dañu nar a jël daggate ko ak église yi et là ça risque d'être autre chose quoi. ginnaaw bi ñu ñëwee ci terrain bi fees fa ngir wane seen naxar askanu Dangu teg leen ci ab doxu ñaxtu ngir woon kilifa yi ne leen jàpp duñ ko bàyyi. mu mel ni nañuy supporter la ñu génnee ngir ñaxtu ñoom ASC Lébu gi ñu wutali biti réew wala bon sax dañuy wax ci biti réew waaye ñu des ci réewum Sénégal di noppalu gi nga xam ne jamono ji sa diwaanu France lañ ko seetloo li ñuy duppee trêve hivernale tax na nag doomi Sénégal yi dellusiwaat fii ngir dool noppalu si Moustapha Naam kenn la ci ñoom Paris FC la nekk seet si woon na leen. seet si woon nañu moom Moustapha Naam gannaaw ba mu nekkee ci li ñuy wax trêve hivernale foofee ca France. moom nag daal dinay dellu si ci li nga xam ne moom moo di clubam de Paris FC moom mi nga xam ne ma nga ca juróomeelu place ba ca Ligue 2 foofee ca France gannaaw ba ñu amee 31 points ci li nga xam ne moo di fukk ak juróom-ñaari bëccëg dellu si ne ci li nga xam ne moo di suspension ba ñu ko daal di teg loole waral mu ñàkk ñeenti match yoo xam ne daanu ko jogante ci li nga xam ne moo di Ligue 2 boobule li ko waraloon moo di coowal la amoon ci diggante Paris FC ak Valenciennes ci ñaareelu ayu bëccëg bi moom Moustapha Nam mën nañu ko teewlu ci micro Saykou Seydi. mën naa ne première partie bu baax la du boo xamante ni bu baax a baax la mais du bu bon aussi parce que joué nañ match yu bëri mën naa ne su dul woon sanction bi match yëpp dañ koy joué mais dafa am benn sanction 4 match boo xamante ni amoon naa ko mais di sant yàlla bu baax parce que début saison bi ma def doon na lu remarquable ba ñu woo ma ci équipe nationale pour la première fois te mën naa ne période boobu ñu ma sanctionné woon la déjà avant ñu may woo teewoon naa 2 matchs yoo xamante ni non 3 matchs yoo xamante ni déjà joué wu ma ko après ma joué benn match doog a ñëw sélection ça veut dire que li ma doon def noonu marqué na sélectionneur bi ak staffam te yaakaar nañ ni deuxième partie saison bi mooy dàkk pour yeneen compétition yi di ñëw incha allah. waaw perspective yi mooy confirmer li ñu jot a def parce que am na lu nekk suñu kanam fu ñu bëgg yem te fi ñu nekk di liggéey ci club bi mooy tax ñu yegg fa donc jéem a def lu gën li ñu jot a def pour li nga xamante ni dafa nekk suñu kanam ñu jéem ko am. ñoom ñi nga xam ne sax ñoo nekk Europe di fa yëngatu ci championnat bu nekk ñoom ñëpp ràññeeku nañu Sadio Mané mel ni dugalaat na ba sax toll ak ki nga xam ne moo di Luis Suarez ci ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu dugal ci Liverpool toll na ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti but yu mu dugal Ismaïla Sarr ak Famara Diédhiou ñoom it gisaat nañu li nga xamante ni bii moo di kan yi dugal nañu waaye Edouard Mendy ak Cheikhou Kouyaté mel ni dañoo xaw a daal di dugg tuuti galfan.
tout cas ñu ngay wëyal di wane seen bopp foofee ca Europe. Sadio Mané daal di égalé ki nga xam ne moom moo di kii di Luis Suarez foofee ca Angleterre ci booram ki nga xam ne moo di Ismaïla Sarr ak Famara Diédhiou ñoom dañoo daal di jox ndam seenu club lu ci mel ni it kii di Pape Matar Gueye moom mi nga xam ne Ostende it daf ko daal di jàppale di clubam gannaaw ba ñu daanee match bi de ñu génn waaye ñii nga xam ne ñoo di Edouard Mendy ak Cheikhou Kouyaté ñoom ñu ngi ci ay jafe-jafe jamono jii nii ci jamono jii ñuy wax sax moom Cheikhou Kouyaté mi ngi jogante foofee ca Angleterre te mel na ni jamono ji équipe am ma ngay daal di témbu ku ci nekk dugal benn bi waaye warngal ko pour Europe gi mun nañ ci ànd ak Cheikh Diop. ci Boxing Day bi ñu nekk tax na ci réewum Angleterre la ñuy tàmbalee jaloorey gayndey Sénégal Sadio Mané ci ay bés bii gën naa dugg ci taarixu Liverpool moo nekk sax juróomeelu joueur bi nga xam ne moo ëpp lu mu dugal foofee gannaaw ba mu dugalee benn but ci ay bés bii ci seen tembo bi seen digganteeg West Bromwich Albion attaquant bu Sénégal bi am na fa lu toll ci juróom benn fukki but ak juróom-ñeent tolloog sax ki di Luis Suarez. Cheikhou Kouyaté moom it dañoo daan waat ay bés bii ñetti bal ci dara la leen Aston Villa daan loolee sax doon score boo xam ne bu metti la gannaaw ba ñu encaissé lu toll ci juróom-ñaari but ci seen digganteeg Liverpool ci ay bés bii ñu génn. Edouard Mendy encaissé na ñetti but ci ay bés bii moom mii di góolu Chelsea bii seen digganteeg Arsenal mënu woon def dara ngir rek fexe ba duñ ñàkk match boobee te doonte ne sax Arsenal ba ñuy tàmbali dafa nekkoon ci ay jafe-jafe. ci deuxième division bi Ismaïla Sarr tàmbali waat naa dugal moom sax moo dugal moom dong seen digganteeg Norwich bi tax Watford am ndam benn bal ci dara. Famara Diédhiou it dugal na ay bés bii moo may ndam Bristol City ci seen digganteeg Wycombe ñaari bal ci benn. Turquie la ñuy wutali foofee Göztepe ak Fatih Karagümrük ñoo doon jongante waaye dañoo témboo ku nekk dugal sa morom benn bit. Chérif Ndiaye moo dugal bitu Göztepe Alassane Ndao ak Badou Ndiaye jongante nañ ci booru Fatih Karagümrük. Gaziantep bu Papay-Muson Djilobodji moom moo daan Antalyaspor bu Babacar Xuma ñetti bal ci benn. Belgique ngir jeexal foofee Ostende moo daan Louvain ñaari bal ci benn ku dugal ñaari bit bi sax moo di Papa Makhtar Gueye yu jeexale ko Antwerp mi doon joganteeg Charleroi te ñu daan ko ñaari bal ci benn waaye doomi Sénégal ji di Abdoulaye Seck moo dugal seen camp. Cheikh Diop ñu koy jaajëfal mu ngi koy junj léegi sax Boxing Day boobu mi ngi wéyandi waa Chelsea bu ki nga xam ne moo di Edouard Mendy ak Aston Villa ñoo jongante jamono ji juróomi minute rek des li nga xam ne moo di jongante ba daal di buur waaye dafa mel ni ki nga xam ne moo di Edouard Mendy jëlaat na beneen but benn Boxing Day boobu ñu doon xaar match boo xam ne moo woon dox diggante Manchester City ak Everton waaye loolee mujjut antu dafa mel ni si waa Citizen yi ñu si bëri dañoo am coronavirus. ñu ci bëri dañoo am coronavirus ndax match boobee ngay wax ci diggante Chelsea ak Aston Villa ci bëccëg bile mel na ni kii di Manchester City ak Everton ñoom it dañoo waroon jongante ni ki tey waaye gannaaw ba nga xamee ne kaaw coronavirus yi dafa daal di yokk ci li nga xam ne moo di équipe Manchester City boobule ndax ni ki àjjuma bii ñu génn ki nga xam ne moo di Gabriel Jesus ak Kyle Walker ñoom dañ leen daawoon di testé positif ak ñi nga xam ne ñoo di ñaar ci wàllum staff bi loolu le waral ni ki tey it ñu daal di yokkaat li nga xam ne moo di kon dirigeant yi le daal di décider dakkal bile match wala boog annulé bile match daal di koy repousser ci beneen date boo xam ne du ñàkk ni dañu ko xam ci ni mu gën a gaawee. ñu wax ci leneen lu jëm si wàllum judo Mbagnick Ndiaye mi nga xam ne mooy doomi Sénégal mi nga xamante ni bii amaat na benn raaya bi nga xam ne dem na foofee sa Madagascar nekk na ñaari yoon champion d'Afrique waaye it amaat na li nga xam ne moo ko yóbbu si li nga xam ne moo di jongante yi Jeux olympiques yi ñu war a amal sa Tokyo. mu ngoog moom Mbagnick Ndiaye gannaaw ba mu nekkee ñaari yoon champion d'Afrique double champion d'Afrique te daal di bokk ci groupe bu néew bi nga xam ne sénégalais yi wala bokk sénégalais yi amal boobu la discipline di judo doon nañu ko maanaam double champion d'Afrique moom la nag mel na ni day daal di yéeg ci podium bi gën a kawe ci atum 2019 gile moom di pensionnaire u douane daal di amalaat loolee foofee ca Madagascar foofee nga xam ne yëkkati waat na fa bu baax a baax drapeau Sénégal ci noonu mu daal di qualifié ci li nga xam ne moo di JO yi la ñu jëm ci atum 2021 loolee waral niki tey mu doxantu si woon fii waxit li nga xam ne moo di objectif am ci JO yi yooyu le ndax jàpp na ni demeewu fa comme outsider dana fa dem ngir wane la nga xam ne moom la gën a mën moo di judo googee muy def mun nañ ko teewlu ci micro ITV. championnat d'Afrique doonoon compétition bi nga xam ne man jàppoon naa ni moo ëppoon solo ci 4 ans yi passé parce que moo nekkoon compétition bi muy mun a permettre ma qualifier directement Jeux olympiques yi et que jëloon naa ko positivement dem préparer wu bu baax entraîné wu naa bu baax ak sama staff et puis ñu def préparation bu sérieuse guddoon na tuuti tamit quoi bëri woon na pression mais bon comme li yàlla di def rek yàlla def na si sutura quoi. waaw déjà instant bi maa ngi vacances ba le 2 janvier
damay delluwaat préparé wu pour une semaine pour dem Qatar ci Masters bi benn compétition la boo xam ne 24 meilleurs athlètes ci monde bi ñoo fay participer yàlla def na mu bokk ci et puis voilà dañ fay dem après loolu dañuy ñëwaat Paris def Grand Slam de Israël Marrakech ak Budapest incha allah. waaw Jeux olympiques moom déjà participer ci rek affaire bu garaaw la doon na rêve boo xam ne dañ ko doon xalaat depuis xale yàlla def na ñu ngi ciy waajal dem ñu ngi ciy ñaan ñu am ci médaille parce que man instant bi suma objectif mooy am fa médaille dew ma fa comme outsider dama fay dem wone li ma mën wone ay capacités yi ma am et puis yàlla dolli ñu sutura ñu mën fa am ay médaille quoi. Pape Malick mu ngoog moom bi ma dajeeg moom si école yi xawoon naa ko ñeme tuuti waaye daa mel ni xaw naa yëngatu de. boo ko soree ñeme ko boo ko jegee ragal ko. waaw foofu lañ ko yëkkatee. mu ngoog Cheikh Sall kon ci noonu la ñu tëjee ni buntu xibaar yi. di ko jaajëfal Pape Malick Diaw jaajëfal leen mbokk yi yéen ci teewlu bi 19h45 beneen jotaay si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak ki nga xam ne moo di Adama Anouchka Ba waaye nag si kanam tuuti la total di wéyande ak ki nga xam ne moo di El Hadji Malick Cissé.